salaamaaleykum sunu mbokk internet Sénégal 7 dal leen ak jàmm ci seen émission bi ñuy wax interview Sénégal 7 tey nag dama am sama invité mu daal di may dalal fii invité bi nag li ñu nar a waxtaanee mooy veuve yi ak orphelin yi ci dëkk bi prétexte bi nag mooy le 23 juin bi ñu génn xam ngeen ne veuve ak orphelin dañu am seen journée mu di woon 23 juin ñu doon ko célébrer nag ci biir monde entier bi yëpp tey nag dañuy dalal koo xamante ni nii xelam dafa màcc jëm ci diine oustaz la mu daal ñuy wax veuve ak orphelin nan lañ ko war a téye ci biir société dama koy nuyu daal di koy dalal salaamaaleykum oustaz Mor Thiam. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. madame Ba maa ngi lay fay di nuyu internetu Sénégal 7 yëpp di leen ziyaara di leen balu xaq di ñaan borom bi subhanahu wa taala yal na yàlla defal ñu jàmm defal ñu sutura defal ñu teraanga macha allah réew mi yal na fi yàlla gën a dolli jàmm. allahumma amiin oustaz comme ni ma ko waxee sànq ci duggute bi le 23 juin bi passé lañ doon célébrer journée bi nga xam ne moom lañ jox veuve yi ak orphelin yi ci àddina bi yëpp yow en tant que religieux lan la lay inspiré. waaw mun naa wax ne Nations Unies wala ONU dañu xaw a am tuuti retard ci domaine boobu parce que ki yàlla yónni muy Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa bokkoon ci mission muy veiller ci ñi néew doole muy veuve yi orphelin yi xat ba ci les animaux mu jëlal leen joxu leen woon benn journée pour année mais da leen joxeen 365 jours yëpp ñoom ñoo ko moom ñu ci veiller ci jigéen ñi yi nga xamante ni bi dañoo ñàkk seen borom kër veiller ci xale yi nga xamante ni seen papa dafa jiitu ji mu digge ci lu baree bari pour que sawarloo nit ñi pour que ñu mën a toppatoo xale yi toppatoo jigéen ñi bokk na ci lu mu waxoon mu ni koo xam ne sol nga sa dàll dimbale ku fi jëkkëram nekkul mooy ku jëkkëram jiitu ji nga dimbale ko sunu boroom waralul na la aljanna xam nga loolu année bi yëpp la moo tax bu ñu nee 23 juin xëy na sax léegi ci Sénégal 23 juin yàq dañ ko léegi jigéen ñi moomatuñ ko ndax 23 juin bu jotee dañuy fàttali ko toroxtaange gu ñu toroxoon dañuy fàttali ko metti ci sunu réew fekk ne 23 juin dañ ko waroon jël delloo ko ci penc mi xool ne ñu bëri parce que boo demoon ci armée li ngay xool da ngay gis ici repose mais boo xoolee Samba Demba Ablaye Góora ñoo fa nekk te Samba yooyu ak Demba yooyu ak Ablaye yooyu dañoo bàyyi jigéen seen ginnaaw léegi jigéen ñooñu dañ leen bàyyi kenn toppatoowu leen ñu am ay problème yu ñu yore seen doom yore mën encadrer seen doom yi mën a encadrer seen bopp kenn takkatu leen donc ñooñu dañu waroon xool bu 23 juin jotatee ñu mën a toog balaa loolu ñu xool naka lañ leen di génnee ci situation yi ñuy dund xëy na ci biir waxtaan bi dinañ gën a insister ci yi ñuy dund mais wane ni ñoom ñu ngi dund lu méttee métti ñoom jigéen ñi problème yu wàcc ci seen kaw ñu waroon toog nag en tant que ay nit yu bokk réew mi ñu xool naka la ñuy fexe ba veuve yooyu ak orphelin yooyu ñu génne leen ci situation yooyu mais 23 juin bu jotee lan ngay gis suñu télé yëpp suñu rajo yëpp dañuy fàttali ko bis bu metti bu nga xamante ni dañ doon takk suñu bopp ca buntu assemblée wala dañ ñu doon bëgg a benn forcing bu amoon mais fàtte nañ ci suñu biir am na ñu sonn loolu nag il faut ñu éveiller waat conscience yi ba balaa 23 juin di ñëw ñu xool naka la ñuy dundee suñu sœurs yi ak suñu jarbaar yi ci situation yi ñuy dund c'est mieux que ñuy célébrer 23 juin ci beneen côté bi. dëgg la kon yow daal yaa ngi prôné à ce que ñu jàppale veuve yi daal di profité aussi ci 23 juin bi képp ki nga xamante ne ni autorité nga que ce soit religieuse ou beneen sens bi ñu jéem a dindi ñi nga xam ne ñoo nekk ay veuve orphelin ci coono ji ñu nekkee. parce que ñun ñuy dem di ñaxtu ji ak di def yeneen kii yi ñi nekk ci sunu biir ay veuve lañu yu sonn
ay orphelin lañu yu son donc léegi ñu xool naka la ñu leen di génneele seen coono yooyu loolu moo gën a nekk farata ci yeneen yi daal pour man. d'accord nga wax ko sànq ci sa biir wax veuve yi ak orphelin yi dañu sonn trop ci société boo xam ne plus de la majorité musulmane la nga wax sànq aussi nan la diine di jàppee ki nga xamante ni moo di veuve lan la ci wax léegi yow le fait que ñuy jàpp veuve comme ki nga xamante ni dafa ay gaaf comme ki nga xamante ne jarul àndal ci sunu biir dëkk bi loolu nan nga ko gisee. xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy modèlu jullit ñëpp jullit yëpp moom la ñu war a roy Adja gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu jàngal mu ne gaaf amul lan mooy gaaf amul mooy dafa ñuy gaaf su doon am ñu koy seet ci ñetti yére lañ ko mën a fekk kër waruwaay jigéen mais wax na lu tax yii yëpp ñu mën a wax ne gaaf mën na ci feeñ tey jii boo doon xëy di dem di liggéey yàlla nattu la nga biddanti parce que biddanti ci doomu aadama la bokk yàlla mooy nattu nit mu nelaw dal na sax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nelaw ba biddanti dal na ko parce que doomu aadama la yàlla rek moo dul biddanti laa taaxuduhu sinatun wala nawmun yàlla du gëmmentu du nelaw moom rek moo dul biddanti mais képp kuy nelaw mën nga biddanti alors nga xaw a biddanti tuuti jóg songu sa oto rek oto bi bañ a tàkk te mu wóor la ni yow jotoon nga avertissement ci semaine bi déjà xam nga ni kon oto boobu léegi gaaf la gaaf mooy ku lu melul ni mu war a mel léegi oto boobu kon gaaf la oto buy paan rek dëkkee paan rek oto bi gaaf la d'accord fas buy bañ gaaf la d'accord mbaam buy bañ gaaf la kon gaaf bu doon am day am ci waruwaay d'accord deuxième bi mooy gaaf buy am na am ci kër bi mooy lan mooy kër bu nga xamante ni bi dafa xat kër bu xat ci ñaar lay xate mun na xat ci ñi fa dëkk kër gi yaatu lool mais mu naqari lool parce que ña fa dëkk xamante ni kenn mënul tàllal sa tànk xam nga ci façon bu nga xamante ni bi ñun ñëpp xam nañ ko loolu ci gaafu kër la bokk kër gi mën na xat ci niñ ko liggéeyee mais kër gi mën na xat ci niñ ko dëkkee kon bu gaaf doon am kër bu xat boobu gaaf la troisième bi mooy jigéen ju yaatuwul jigéen ju kenn yarul loolu gaaf la xam nga jigéen mën na am jëkkëram nekk nii jëkkëram am wërsëg mu am ay doomam yi nekk nii fekk moom yaatuwul am na benn anecdote buñ ciy nettali waa ji dafa am gan fekk jabar ji yaatuwul mu togg mu préparel ko laax jabar ji ni mu yekkee laax bi si cin bi noonu la ko indee teg ko jëkkër ji ne ko diw indi uppukaay bi ñu upp laax bi gan gi ni ko balaa ñoo upp laax bi nañu upp kanamu soxna si mbaat da koo sansal ba mu sans kon gaaf bu doon am ci jigéen bu ñu yarul si la ñuy calculer gaaf mais jigéen bu ñu yar jëkkëram àjjana lay am doomam ci àjjana la ñu nekk xale bu jigéen bi dañ ko yar jëkkëram uti dépense amul dépense jëkkër ji dellu si ci kër gi replié wu ci kër gi nekk day ut arme bu mu dem agressé ci parce que amul dépense mu dem bay génn jabar ji gis ko rek xam ne kii am na intention bu bon mu woo ko mu ñëw mu ne ko man nañu muñ xiif mais mënuñoo muñ gàcce mën nañ muñ xiif yomb na muñ parce que bu ñu nelawee mu kii bu ñu amee lu ñu lekk mu jeex mais gàcce yi mënuñu ko muñ kooku dañ ko yar kooku amul gaaf kon gaaf mën na nekk ci jigéen mais du caagin dañ ne jigéen dafa gaaf jikko ji waaw kay bi ci des mooy yonent bi ñi mu takk ñépp ay veuve lañu ba mu des kenn ku ci nekk sa jëkkër da nga teqali ko sa jëkkër ou bien sa jëkkër faatu mu ñëw jël la ñun nag dañu jàpp ne ku sa jëkkër faatu da nga ay gaaf or demeewul noonu yàlla mooy bind di rey
te mooy boole ay nit moo naan diw mii kat diw dana ko denc diw dana ko denc diw dana ko denc mais ci nii la kii day tàqale ko moom kii denc ko kii day faatu kii denc ko loolu programme sunu borom la du ci ku góor ki du ci ku jigéen ki mais ci dogalu yàlla la ci dogalu yàlla la moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam denc ay soxna yoo xamante ni bi seen jëkkër dañoo décédé mu ñëw denc leen saxaaba yi bu njëkkoon dañ doon xëntewoo jigéen joo xam ne soo ko dencee boo demee ca xare ba dee ci parce que ñoom dañ doon wax ne loolu mooy alal martyr ñu ne diw mi daal ñi ko dencoon dem nañ ca xare ba dee ci te ñoom loolu mooy seen bëgg-bëgg kon kooku li ñuy wëri pour takk ko lu mu leen jaral na leen pour ñu dee ci xare bi ñooñu jàpp ñoo ni kooku dafa ay gaaf donc kon problème mu gaaf fii ci bopp la yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam réglé na problème bi nee na boo takkee soxna mu ay gaaf nga ñaan yàlla wala nga jënd oto nga ñaan yàlla nga ni yàlla da ngay jël sa loxo seen premier guddi noos bi da ngay jël sa loxo teg ko ci jëwam raay mu jëm ci loos bi nga ni yàlla kii day lépp lu mu am ci yiw na ñëw mais lépp lu mu am ci safaan na dem ginnaaw bi ngeen àndee julli ñaari rakka teg seen projet de société wala projet en société nga def loolu su ko defee lépp lu nekkoon ci moom ci safaan day dem donc kon gaaf amul ci jigéen lu dul jigéen bu kenn yarul mais jigéen bu ñu yar mas nga dégg ñu wax maam jaara ba tudd ci gaaf maam Fawade Njaay ba ñu tudd ci gaaf parce que dañ leen yar mais jigéen bu ñu yarul rek moom la ñuy wax dafa ay gaaf parce que day toj kaas yi day def lii loolu la tax kon nag gaaf na société bi xam ne jigéen bu perdre ki nga xam ne moo di jëkkëram ayewul gaaf mukk ci àdduna ayewul gaaf te wax na ko sànq ñi nga xam ne ñoo doon saaba yi dañ daan rawante sax di takk ñi nga xam ne ñoo ñàkk seen jëkkër pour bu ñu demee xare tamit lu mel noonu daal leen dal kon nag veuve yi tamit nañu xam ne ñoom ayewuñu gaaf te ku leen ko teg tamit nañ ko jàpp noonu rek te xam ne daal fierté la woon avant du ñu génn ba tey ci lancé boobu oustaz dañuy ñëw ci ñi nga xam ne ñooy belle famille bi suñu waxee belle famille mooy kër goro yi ñoom tamit dañuy am tendance boobu ñoom buñ la waxee ne sax dangaa aaye gaaf ba pare dañuy daw bàyyi la ak doom bàyyi la ak yar ba bàyyi la ak lépp lañ lay bàyyi loolu lan la ci diine wax xam nga loolu mooy fecc wëllëre madame Ba gis ki ñëw ci yow ne la dama la bëgg nga woon ko ni ko bëgg naa la fas ngeen kóllëre parce que bëgg naa la kenn du ko wax kenn ku nekk kenn du ko wax ñëpp koo bëggul rek da ko wax bëgg naa la kon fas ngeen kóllëre bi ngeen fas kóllëre boobu moom ngeen war a xool bu baax a baax waruñu ko fecci ci façon bu ñàkk teggin ñun nag suñu problème mooy dañuy ñëw di seet si wala ñuy essayer si da nga koy takk nii parce que da ngay ñëw di am looy essayer rek boo essayer rek bu jàppee nga toog bu jàppul nga daal di dem loolu nag du ngor l'islam sax du nangu nga takk pour nangam déedéet takk da ngay takk rek loola ca fekk loolu la mais doo takk pour nii damay takk pour nangam déedéet mais lu la ca fekk nag nga daal di koy jël donc kon wëllëre yi nañ ko suuxat nañ ko sàmm pour que mooy dundal suñu dund incha allah waaw ci précarité bi xam nga solidarité lañ xam ci diine l'islam solidarité lañ xam ci Sénégal solidarité lañuy prôné fu ñu mënti doon dañ naan pays boo xam ne teraanga la ak solidarité ak yooyu ki nga xamante ni nag moom la jëkkëram génn àdduna bàyyi njaboot déjà mu am naqar lu tax ñu koy mën a bàyyi muy dund gu metti waaw xam nga Adja gis nga l'islam li ma wax mooy diine bu am yërmande la ci ko mën doon yërmande bi diine l'islam am te yonent bi jàngal nu ko xam nga léegi wax naa la ne la yonent bi da doon dugg ci jigéen ju nga xamante ni dafa am jafe-jafe ci jëkkëram nekk fi mu jël ko boole ko ci njabootam pour que génnee ko ci naqar bi précarité bi jafe-jafe yi souci yi yeneen ak yeneen alors loolu moom la ñuy xaar ci nit ku nekk wax ma pas jullit mais loolu la ñuy xaar ci nit ku nekk mu fexe bay sauver
ay dund sauver ay vie ki jëkkëram génn àdduna mu am ay njaboot mag ñi boo gisee fii Sénégal dañ ko daan def dañ naan diw kat jëkkëram génn na àdduna bàyyi na ko ak ay tuut tànk bu mu génn kër gi waaw ñu daan ko waxe tax ba naan donn fekk ne jigéen du ku ñuy donn ci mbëggeel lay tegu ku jëkkëram faatu su bëggul kiñ ko war a jox kenn du ko forcer mais mag ñi dañ ko doon def c'est parce que dañuy bëgg mu des ci kër gi miin na kër gi waa kër gi miin nañu ko mu am jàmm ci biir kër gi toog ci biir kër gi même si amaat yeneen doom yi ñooy bokk benn sant pour que ñu sauver dund kooku sauver dund xale yi loolu lañ ci doon jublu ñu ne diw kat wuutal nañ ko diw am ñu dem ba naan diw moo donn diw fekk ne du donn li ñuy donn jigéen bokk ci jigéen da lay bëgg nga bëgg ko ñu may la ko bëggu la bëgguloo ko dañ koy may keneen bon léegi nag coono boobu muy dund ginnaaw bi jëkkëram faatoo warul nekk lu tax warul nekk jëkkëram waroon na am lu mu fi bàyyi mu doon ca lu mu yoree boppam ba beneen góor ñëw jëkkëram bu fi bàyyiwul dara waroon nañu mën a ndaw si ñu may ko jàmm mu mën a lijjanti boppam di liggéey di def ci boppam ñaareel bi loolu mënul am ñetteel bi état bi jël ko en charge parce que waru fi nekk yeneen dëkk yi ni ñu organiser woo ba nga xamante ni bii boo dee chômer am na luñ lay jox parce que nit ki kenn du ko bàyyi muy maq suuf quand même donc kon loolu lu ñu war a organiser famille bi war nañ ko organiser mu des ci biir famille bi ñu jàpp ko wala moom mu liggéey yor boppam ou bien état bi jàpp ko mais waruñu ko bàyyi mu nekk ci nu mu mel gis nga ñun ñi ngay gis nii léeg-léeg nit woo la sama jëkkër dafa génn àdduna ma bàyyi maag nangam ak nangam ak nangam ay doom ci ay doom lay lim 5 doom 4 doom 3 doom léegi nag defaguñu suñu miraas léegi mi amaguma lu ma dundale xale yi amaguma lu ma fay jàngo xale yi amaguma lu ma def nangam dañ ma génnee ci luyaas bu ma nekkoon ci kër ga dañ ma wax da ngay fay luyaas te maa ngi nii jàpp ma ci dara gis nga yooyu dafa bari ci biir réew mi te warul demee noonu belle famille yi ñoo war di téye seen goro boobu parce que lu bon jina leen teraanga lu bon jina leen teraanga lu bon ëmb na seen doom lu bon ak nangam kon ñoom ñoo ko war a jël ko en charge bu fekkee nag jëkkëram amul dara moom mu dem liggéey def ci boppam bu jëkkëram amul dara mënul liggéey état bi jël xale yi en charge mais loolu nag organisation boobu amagu fi kay mais war nañ ko fi jëmmal parce que nit ñi mën a dund ci jàmm bari na koo gis mu gaaw màggat gaaw béjjaaw c'est parce que goitre yi feebar yenn yi fekk ne loolu mooy problème bi sus parce que li góor ñi di wéyee mënuñu ko wax ci mbedd mi te orphelin yi tamit bëri nañ ci mbedd mi de te kenn du leen toppatoo te loolu bokkul ci l'islam teral yaa booy yaay gis nga islam dafa wax ne yonent bi dafa wax ne sama ñaari baaraam yi ni mu ko lewayu nii yonent bi nee na kuy assister jirim maak yow nii la ñuy dëkkee ni côte à côte yow mal xiyaam àjjana côte à côte donc léegi loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax mais contraire bi ngay gis nit ñi lan la ñuy def mooy dañuy ñëw fekk miskin bi wala jirim bi ñu ñëw la mu amoon ak si néew ñu lekk ko la yaayam am ñu lekk ko ba noppi bàyyi ko ci mbedd mi mu taxaw or yàlla wax na dans la sourate 4 yàlla nee na ku lekk alalu jirim c'est comme safara nga lekk dañuy nettali ci benn nettali bu anecdote bu reetaanlu ñu ne Seydina Alioune dafa ànd benn bis ak ay xaritam mbokkam taalibeem ñu ànd ci digg àll bi ñuy dox ba mu yàgg ñu bëgg safara amuñu safara mu ne est-ce que fii am na kër ci ñun ñi ànd ni am na kenn ku yore jirim ci këram am kenn ku ñëw ne maa ngi nii mel ni Maodo Gueye ak biir bu rëy Seydina Alioune daal di jël ñax yu wow yi daal di koy frotter ci biiru waa ji rek safara bi génn ñu daal di taal ci du magie de jàngale la moo tax ñuy nett loolu rek safara bi génn waa ji commencé tiit mu ne ko noonu lii yàlla moo wax ne ñi yor jirim di lekk seen alal safara lekk seen biir ñun soxla nañu safara on a frotté safara bi génn na
maanaam loolu buñ koy léeb c'est pour jàngal nit ñi ne leen lekk alalu jirim musiba la ci doomu aadama. safara ngay lekk te bu ëllëgee safara ngay dem. or loolu nag mooy musiba bi nga xamante ne bi moom moo am veuve bi bu ñëwee ci yow jëkkëram faatu ñu jox la ko ce n'est pas pour nga ñëw jël alalam lekk ko dem sa yoon déedéet c'est pour nga encadrer ko c'est pour nga encadrer njabootam moom tamit na xam ni bu sa jëkkër faatoo sooy amaat beneen jëkkër da ngay am jëkkër bu ko gën mais du am jëkkër bu ko yées foog nga ut ku mat sa papa yi say doom yi papa mais doo ut ku leen yées papa am na ko am bu ñëwee fële soo toppee doom wala mu tagal koppateem ñëw toog nga njëjal ko ginaar mu lekk après voilà daal di génn dem man du la yokk yow yaa koy jox alors que moom du la yokk boobu tamit déedéet parce que xam nga àdduna bi ni mu war a demee mooy dañuy jàppalante jàppalante bi dama lay jàppale ci éducation des enfants jàppale la ci encadrer la yow tamit nga jàppale ma parce que yonent bi nee na mën nga takk jigéen parce que am na alal mën nga takk jigéen parce que elle est belle mën nga takk jigéen parce que dafa bokk ci benn famille bu baax yooyu yëpp mën nga ci takk jigéen mu ne mais booy takk jigéen takkal ku nga xamante ni kii mën ngeen suturaalante ci wàllu diine alors mën ngeen suturaalante ci wàllu diine mooy doo dem nga lekk alalam bàyyi ko moom kenn mu toog wala nga lekk alalu xale yi bàyyi ko noonu mu toog déedéet loolu du ngor léegi nag loolu moo bari ci àdduna bi moo tax nga gis xale yu bari jirim yu bari ci mbedd mi ñuy taxawaalu ci mbedd mi bu ñuy wax jirim nag mooy ki am de 0 à 18 ans loolu la ñuy tuddee jirim keneen ku ëppal 18 ans boo lekkee alalam c'est pas duñ ko tuddee jirim alalu jirim nga lekk de dañuy jàpp ni bandi nga bu agressé nit ci alalam su boobaa pénal la ñuy yóbbu seq ak yow li ñuy seq ak yow ci yoon. d'accord dañuy dese ni ba tey ci mariage bi am nga question sax boo tontuwaale mais bii dañu bëgg xam ndegam nga dugg ci kii ñàkk jëkkëram nga dugg ci moom pour intérêt bëggoo dara mais nga dugg ci rek juste pour alal bi est-ce que l'islam dina nangu sëy boobu. waaw xam nga sëy moom ci façon bi muy dagane mooy na ngeen mën a dencante yéen ñaar na am can na am accord bi yooyu yëpp na ci am mu bëgg la nga bëgg ko mu am kilifa ñu may la ko mu dagan mais fi problème bi nekk Adja problème bi mooy dafa am góor ñu nga xamante ni bi nañ ma baal suñu may tiire damay tiire ci suñu kaw mooy dafa am góor ñu xamante ni bii dañuy toog ci bopp koñ bi rek di xool kan la fi jëkkëram bàyyi te bàyyil ko kan la fi jëkkëram bàyyi te bàyyil ko bu ko defee ñu ne damay dem noppaloo foofu parfois kër yooyu dañ koy jël di ko tuddee àjjana maa ngi dem àjjana laa war a dem tey non loolu du ngor bi xam nga mooy lan mooy sooy dugg ci jigéen da nga ciy dugg comme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu ci dugg woon te c'est Sayyidatuna Khadija bi mu génnee àdduna jigéen bi yonent bi takkaat après Sayyidatuna Khadija est-ce que xam nga kooku moom ak Sayyidatuna Khadija parce que da ko bëgg a dimbali moo tax mu jël ko moom ak Sayyidatuna Khadija moo ëpp âge Sayyidatuna Khadija yonent bi jël ko parce que daf ko bëgg a dimbali ñun nag noonu la ñun duñ def loolu ñun dañuy ñëw ne kii kat jëkkëram bàyyil na ko ay milliards kon naa dem dugg fa mu nekk sama aljanna su ko defee jigéen ñi tamit am seen benn proverbe mooy sayaata dàq. naa dañ koy wax de. sayaata dàq alors léegi nag comme sayaat nga jàpp ne moo dàq waa ji bu ñëwee nga di ko defal loolook loolu moom tamit mu ñëw du indi dara du def dara te dañu wax ne góor bi yées ci góor yi mooy góor bu nga xamante ne bi buy dugg këram du yor mbuus. ñu ne même bu fekkente yoruloo mbuus war nga jaar ci jaaykatu ngooñ bi nga jënd benn mbuusu ngooñ pour sa xar nga duggaale ko ci biir kër gi mais koo xam ne da ngay ñëw rek wéeru ci kaw jigéen ñii ñu lay jox boobu cam la. léegi nag loolu moo bari ci dëkk bi diw nañ ko takk parce que am na boo ko takkee nii bu la gëjee jox nga mer voilà. waaw yi ci nekk yëpp doo ko mën tudd ba mu jeex. bu kër gi naqaree mu gëj laa gis. fekk ne loolu yëpp ci ñàkk ngor la dellu yaay. gis nga veuve yi na góor ñi xam ni suñuy jigéen lañu d'abord suñuy sœur lañu. d'abord sa sœur yonent bi dafa jàngale benn jàngale bu garaaw
dafa wax benn xale bi dafa ñëw ne ko yaa rasulallah dama bëgg nga même autorisation ma dem wuti jigéen bu ma tëddee. mais saaba yi bëgg a xar suuf si dugg ci yonent bi boo ko ba mu ñëw. mu ne ko est-ce que bëgg nga ko def ak sa yaay. mu ne ko déedéet est-ce que bëgg nga ko def ak sa sœur. maanaam jigéen ñi ko entouré yonent bi sutil ko. mu ne ko non non yonent bi ne koo fi gis jabaru jàmbur la yaayu jàmbur la magu jàmbur la alors ñun tamit jigéen ñëpp suñuy sœur lañu. dañ leen war a loo bëggul ci sa sœur bul ko nangu ñu def ko nga def ko sœuru jàmbur. parce que loo leble dinañ la ko fay même bu dee ci sa sëtaat lañ la koy fay. parce que yàlla aussi dafa juste. kon nag góor ñi bu ñuy dem ci jigéen nañ ca dem. parce que dañ ko bëgg a dimbali. mais pas ñu dimbali kooku léegi dem na ba jigéen ñi góor ñi ku ciy bëgg a takk jabar da ngay wax ne bu may takk jabar damay takk kuy liggéey ci nangam sàngam mais loolu yëpp ay ci feñaak la dellu. nan ngay dem ne damay dem takk kuy liggéey pour mu dem a defal ba pare nga ni maa ko bëgg di ko yilif. ah déedéet yàlla bi muy wax ne góor mooy seefu jigéen da caa teg ne ndax li góor di dépenser. ce que je dis là se trouve dans la sourate 4. D'accord. yàlla dafa ne parce que li ngay dépenser moo tax. ar-rijaalu qawwaamuuna ala an-nisaa bimaa faddala Allahu ba'dahum ala ba'din wa bimaa anfaqu. donc kon du caagee ni da ngay dem rek pour di kii góor ñi nañu bàyyi loolu te xam ne jigéen ñi suñuy sœur lañu. dañ leen war a yor yiir leen yaatal leen yoral leen seen alal encadrer leen seen njaboot. loolu la yonent bi doon def. sallallahu alayhi wa sallam ñun ñëpp dañuy woote woon nag koo wax mu ne sopp na bi fettasu sopp na bi mais fekk ne dañoo sopp na bi ci suñu làmmiñ fekk sàppi nañu na bi ndax jëf yi xam naa waa loolu am na solo dañuy wax nag ci jirim yi orphelin yi gannaaw bu waajur bu góor génnee kan la diine gi teg pour mu yor ki nga xamante ni muy jirim bi au-delà de yaay ji laa bëgg a wax. waaw xam nga yàlla dafa organiser. diine bi da ko organiser. papa yi. frères yi parce que quand je dis papa yi ba ci maam yi. quand je dis frères yi nga bokkal ndey ak baay ak yi nga bokkal baay. ñooñu ñoo am priorité. pour toppatoo xale bi. mais su boobaa su ñu ñëwee taxaw ma ñëw taxaw. sama frère ñëw taxaw. bu ma bokkal baay. man ma taxaw. yaayu xale bi taxaw. juge bi affecté xale bi. mooy xool fu gën ci xale bi. su fekkente ni buñ ko joxee yaayam toroxal ko non dundu xale bi moo ëpp solo yaru xale bi moo ëpp solo buñ ko joxee yaayam toroxal ko duñ ko jox yaayam. dañ koy jox koo xamante ni kii xale bi fa lay dunde jàng yaru parce que loolu lañ soxla. D'accord. léegi nag mais am na ay priorité. ñii ñoo jiitu ci côté baay bi. ñii ñoo ci topp ci côté yaay ji. léegi nag yaay ji bu dee moo gën ci xale bi. mën na ko yor jàngal ko yar ko jubal ko def ko nit def ko góor def ko jàmbaar su boobaa dañ koy bàyyi yaay parce que intention boobu rek lañ am ci xale bi. D'accord. bu dee yaay ji mënu ko. bu boobaa ñu jox ko lii ñu jox ko ci baay yi côté baay bi mais yaay ji moo ëpp priorité. pour yore xale bi. surtout nag bu nekkee xale bu toll ci wàllu nàmp. mais bu xawee génne côté boobu na nga xam dafa soxla ñu éduquer ko su boobaa dañuy xool mais léegi nag la ci des yëpp bu ñu dajee di ko xëccoo juge bi mooy xool kan moo favorable ci xale bi. D'accord. mu yóbbu ko ci xale bi. kiy defar àddinaam daal mën nañ ne toppatoo ko ba àddinaam du jàll ci yeneen côté. Seydina Aliou dafa wax gën a jox. Seydina Aliou dafa wax ni préparer leen seen doom yi ngeen armer leen. parce que époque bi ñu jëm di ci dund. bokkul ak yéen seen époque bi ngeen di dund. léegi nag ki am arme yooyu. di ci armer xale bi kooku moo gën ci xale bi. D'accord. kooku la ñuy jël jox ko xale bi. mais terewul nag l'islam prévoir na après kii après kii comme ni mu préparé héritage après kii la après kii la. noonu la préparé ci côté yar ak yor noonu la ko préparé aussi tamit. D'accord. léegi nag lii l'islam di bañ mooy maa jur sama doom maa koy yor te gënoo ci xale bi. dinañ toll fu nga xamante ne bi sax yoon mooy nangu xale bi yoral ko boppam ndax kenn si ñoom du def li nga xam ne moo gën ci moom.
d'accord question bi nag dañ koy xaw a laal tuuti. wax nga si mooy ñi nga xam ne dañuy accaparer kiiwu jirim yi seen héritage maanaam seen dono bëri na lool ci dëkk bi wax nga ko sànq léegi li may laaj mooy bu fekkee ni orphelin bi dafa jànkoonteeg loolu est-ce que bu demee ba majeur am na droit am na possibilité ci islam dem ci yoon ne nañ ko delloo alalam ci islam laay wax. si loi sunu loi yi moom am na mais est-ce que islam tamit may na ko loolu. gis nga yàlla sunu borom amul dara luy defar suñu dund lu dul yàlla leeral na ko. yor jëmmu nit ki rek taxul ñuy wax de mais yoraaleel ko alalam. daf ci bokk. tey jii bu ñu ne woon man sama doomu frère moo gaañu par exemple bàyyi ma ak doomam yi ma yor leen. ñu jox ma alalam ma yor ko. yàlla nee na am naa droit bu ma demee ba aw ma pexe bu ma dundalee xale bi dundal sama bopp. ma coppati ca loola ñu ma dénk ñu dund ci. mais bu ma ko def yoonu tool ba muy jeex. ba tey ci dans la sourate 4 bi ma wax yàlla dafa wax ni ku nekk ci ñun. na bàyyi xel ci ni ëllëg mënoon ngaa dee bàyyi fi sa doom wal yaxsha alladina law taraku min xalfihim durriyatan diaafan xaafu alayhim fal yattaqullah wal yaqulu qawlan sadida ku nekk na nga bàyyi xel ne bu ma demoon tey jii bàyyi fi sama doom du ma bëgg ñu lekk sama alalu doom muy torox. donc kon alal ji kenn waruñu la ko jox nga lekk ko. dañu bëgg nga garder alal ji. garder alal ji ba xale bi majeur. nga testé ko. est-ce que xale bi xelam ñëw na pour mu mën a gérer alal. wabtalul yataama hatta ida balagu nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwaalahum suñu borom mu ne testeel xale bi est-ce que mi ngi jouir ak ses facultés mentales yëpp est-ce que mën na gérer alalam. su boobaa nga yëkkati alal ji jox ko ànd ak ay témoins lii nga donn ci sa papa. am na jamono xiif nañu jël nañ ci nangam dunde nañ ko am na jamono feebar nga awma lu ma la faje jël naa ci nangam fajal la ko lii moo des ci sa alal mu ngi nii. léegi nag comme fii tribunalu l'islam nekku fi. bu ma lekkee alalu xale bi amul fu mu may lii. fu mu may yóbbu. xanaa ci tribunal bi. peut-être suñu miraas yi defuñu ko woon ci ay binduñu ko ci woon ci ay këyit. donc kon mu indi beneen problème mais alalu jirim kenn waru ko lekk. te ko lekk di nga fay. ci ëllëg ak tey ku lekk alalu jirim balaa ngaa dee gis ko te boo demee ci sunu kanamu borom doo puuse te gisuloo ko donc loolu moo tax alalu jirim kenn waru ko lekk. alal jëlale naa sax alalu jirim alalu ku mu mën doon. kenn amul droit pour la waaw dañuy wax ne ñett yi dafa araam ñetti dee yi. der dërëm deret. sa der kenn amul droit wax la ci dara. kenn amul droit saaga la kenn amul droit xas la. sa dërëm kenn amul droit jël ko te neexu la sa deret kenn amul droit tuur ko ci l'islam loolu mooy loi l'islam damun dirhamun wa xalaal kon donc maanaam damun diin wa irt kenn waru ko laal donc kon kenn ku jël alalu jirim di nga ko fay fii wala nga fay ko fële xale bi nag am na droit bu màggee ñëw ci ki nga ko xam moo ko yoroon sama miraasu papa nan la demee sa papa moo fi bàyyi tool bële sa papa moo fi bàyyi kër gële sa bàyyi moo fi bàyyi woon saret bi moo fi bàyyi woon oto bi nii lañ ko defee nga détaillé ko ba mu leer. D'accord. léegi nag bu fekkee am lu ci manqué bu la ko mënee baal mu baal la ko bu fekkee amul lu ci manqué bu la ko fay nga fay ko loolu rek la toll. kon nag na leer dañuy des ba tey ci miraas bi dañuy wax nag ci veuve yi. ñëwaat ci veuve yi mais ci partie miraas dañuy gis ne chaque fois day am coow. jabar ji naan lii laa war a am kii naan lii laa war a am jabar nan paaram ñaata la war a doon ak bu fekkee ne ñett jabar la wala ñeent wala ñaar ndegam benn paar boobu la ñuy partagé wala ku ne da ngay am paar bu toll noonu. waaw xam nga mooy li ma wax lépp lu nga xamante ni bii day indi jàmm ci penc. yàlla leeral na ko ñun nag ñun ñooy dem di créer sunuy détails yi bopp. gis nga jigéen ñaari cër yi rek la am ci miraas jabar. ñaari cër yi rek la am ci miraas
jabar benn mu donn un quatrième ou mu donn un huitième loolu rek mooy cëram ci miraas donn un huitième ou bien mu donn un quatrième masalan xujja mii tey jëkkëram faatu na jëkkëram bàyyiwu fi benn doom ñu ni jëkkër ji comme bàyyiwu fi benn doom alal ji bu ñu ko defee 4 parties 4 parties benn partie bi jabar ji moo ko moom d'accord jeex na bu bàyyiwul benn doom ci lay am un quatrième alors bàyyi na fi doom jabar ji un huitième la war a am d'accord léegi nag mu des un quatrième boobu ak un huitième boobu ñeent lañu waa ji 4 femmes la am polygame la woon am na 4 femmes mais amul benn doom waa ji kon nan la ñuy def un quatrième boobu moom la ñuy jël séddoo ko part égale d'accord comprendre nga waa ji bàyyiwu fi doom te mais bàyyi na doom du moins un huitième boobu moom la ñuy séddoo part égale d'accord kon ñoom un huitième bi daal la ñuy tas seen biir par exemple xool nañu un huitième bi ñaata la ñu ne 1 milliard la ñu ne ay ceg ñu ñeenti yéen koy séddoo bu nekkee ñeent ñoom ñeent bu nekkee benn moo koy tonn yóbbu jeex na loolu jarul xëccoo jarul xuloo jarul mer jarul naqari dara mais léegi nag ñu bëri dañuy jàpp ni sama jëkkër bu faatoo bàyyi na fi doom bi bàyyi na fi kii am na doom fale kii am na doom fale kon lii ak lii loolu nag mooy indi problème yu bëri ñu commencé di calculer bu jëkkër ji faatoo rek ñun dañ ci xam dara ñun kenn dalay woo ne la waaw nan la affaire bi di demee maa du yàkkamti nañ partage non yàkkamti nañ partage bi moo tax ñun tamit suñu mbokk yi jigéen yi sama séer yi tamit kenn mënul jënd seen mbir day na waar yàkkamti nañu man waaw am naa moom ak moom ñaari doom yu góor ak moom benn doom bu jigéen mais sama ko yu pousse bi moom tamit lii la am léegi part bi naka lay demee maanaam ñi ngi xool kenn ku nekk leen ëppale fekk ne ki ñu dugal ci biir suuf yi yar moom sax seddagul allahu akbar alors yu mel noonu moo tax yu bëri dañuy jiital alal bi ba mu yàq diggante yi léegi nag boo wanee gourmand ci biir alal bi sa belle famille bi dañuy daal di commencé génnee yeneen waaw yooyu bokk na ci yi yàq yooyu daal riposte lay doon Oustaz na question bi dama ko ci dugal ndax dafa ñëw noonu sama xel damay dégg ñu daan dañuy góoral miraas bi loolu dafa exister réellement ci l'islam wala mooy maanaam comme bu waa ji bàyyee ay doomi jigéen kese dañuy wut góor buy bokk ci kii bi pour góoral jigéen ñi waaw mooy li may expliquer mooy waa ji bàyyi na ay doom yu jigéen dañuy jël kenn ci famille bi ci famille bi ñi nga xamante ne bi war dañ ko donn ñu jël ca góor ñi ñu ñëw dugg ci biir famille bi mais comme wolof mënu ko firi dëgg-dëgg bu ñu jàpp ne dañuy jëli benn jàmbur rek ñëw pour mu tonni alal ji déedéet koo xamante ni ki dafa day ñëw dugg ci biir ndono bi parce que yàlla tuddoon na ko kon moom bu fekkee góor dafa génn àddina bàyyi ay jigéen kese kooku li koy dugal mooy parce que doom bu góor nekku fa bu doom bu góor amul rek fokk ñu dugal góor du fokk tamit nag waa kon nañ dégg maanaam dafa am système bu nga xamante ni bii noonu lay demee ñu ni nañu uti kenn ku góor pour mu ñëw pour mu yàlla dugal ko pour moom mu ñëw dugg si ci ndono bi masalan rek ku dee bàyyi doom yu jigéen par exemple ak sët bu góor bu jóge ci doom bu góor ak sët bu góor bu jóge ci doom bu góor bu ko jiitu waaw mais loolu parfois mënul ne amul ankay mën na nekk bi mën na nekk mais dama ne parfois du am day fekk yàlla jigéen kese la lay may maanaam yàlla mën na la may doom yu jigéen ak yu góor sa doom yu góor yépp faatu waaw doom yu jigéen yi des fa waaw te doom yu góor yi amoon nañu doom bu góor waaw boobu moment boobu rek la ñuy góoralee pas du moment boobu rek dama joxe benn exemple rek d'accord mais mën nañu ko indi mu ñëw góoral leen mu ñëw góoral leen
d'accord complété leen. d'accord te paaru góor lay am. bu boobaa dañuy xool miraas bi ni muy tëdd rek ñu tërale ko noonu. mais du am comme doom bu góor li muy am comme bu papa ji amoon. mën na ëppale sax doom yu jigéen yi. waaw boobu moom mu ci xuusee damay réer boobu su ma si xuusee. xam nga benn doom bu jigéen. genn wàllu alal bi lay jël. waaw genn wàllu alal papaam lay jël benn doom bu jigéen. waaw xaaj bi waaw. mais bu nekkee ñaari doom yu jigéen 2/3 la ñuy jël. 2/3. dañuy jël genn wàll bi mais 2/3 la ñuy jël. waaw 2 parties bi bàyyi benn bi. waaw j'ai compris. léegi nag kële mën na leen ëppale bu duggoon mën na ñëw ëppale leen seen part. la ñuy waaw parce que moom moo leen ëppale. waaw c'est vrai aussi. Oustaz dafa mel ni émission bi interview bi nag mi ngi ci fin bi. nga xool rek loo xam ne waroon nañ ko waxtaanee. nga yokk ko ci ndax question yi amaana des na. waaw kay li ma bëgg a ramasser. mooy ñu xam ne veuve yi. ci kër yi lañ jógee duñu ay extraterrestres. ci kër yi lañ jógee ñëw ñu boole leen ak ay góor. góor yi dem bàyyi leen. bi leen góor yi bàyyee ñu des fii. def benn liggéey. am na fu muy metti fu ñu tuddul mooy sa jëkkër dee na amalatuñ la dund. te yaa ngi muuru metti na. sa jëkkër dee na miraasa guñu da ngay fay luyaas. te liggéeyuloo loolu yi tamit nañuy dawal yërmande di ko waxtaane di seet ni muy gën a jekke ci biir famille yi. téye miraas 5 ans 3 ans 4 ans xale yi war a dem jàngi war a dem lii te kenn lijjanteegu leen seen yaay di daw gauche droite di woote téléphone di leb di lii loolu yi tamit ñoo ngi ñaan na ci nit ñi gën a bàyyi xel. parce que loolu tamit dafay metti bari na miraas yu nga xamante ni bi ñu ngi ko gelé tribunal. wala ñu ngi ko gelé ci kër yi ba tey mu ngi compliqué. donc bu ñu mënee di teel a libérer veuve yi. ñu am seen liberté. bi ci des mooy boo xam ne dama ko gis ku jigéen ku nga xam ne dafa nekk ci kër. waa kër ga bëgguñu ko takk. te joxuñu ko ndonoom mu dem mu des ci biir kër ga bëgg geneen góor takk ko war a ñëw fanaan si ca kër ga ñu ne kooku dooy fanaan parce que lii ak lii loolu gis naa ko man ci sama bëti bopp. donc yu mel noonu day bari lu muy jafe-jafe ci biir société bi. kon nañu xam ne li ma bëgg a wax. veuve yi duñu ay extraterrestres suñu sœur lañu nañ leen dimbali góor ñi ku ci takkati ku jëkkëram génn àdduna nay gën a bàyyi xel ne dama koy takk parce que dañu war a ànd ci jaamu yàlla. jabar la. soo ko xasee ba takk jabar la dafa war a am kay. xanaa mu ne la may naa la ngay ñëw tous les mois une fois wala semaine bu nekk benn yoon. mais dafa war a am kay comme ni kële di war a am kay bu amee benn fan moom dafa war a am benn fan bu amee ñaari fan dafa war a am ñaari fan. donc loolu kon nekk jabaru ku takk ku jëkkëram faatu taxul mu bañ a am kay. dépense tamit góor moo koy gàddul boppam. mooy joxe dépense am. moo war a dundal moo war a sàng tant que ndaw sàngi nangu di la obéir. yooyu tamit nañ ci bàyyi xel takkoo amul ci lislaam jabar la xam. jirim yi tamit ka daalika lekk alalu jirim liñ ci wax mënuñu wax lu ko ëpp. kon ñu ngi wan nit ñi ne leen nañu góorgóorlu. ñu yërëmante te ñu suturaalante te ñu sagalante te ñu xam ni alal ji fi lañ koy bàyyi. xëccoo miraas amul njariñ lekk miraas tamit amul njariñ. yal na yàlla dolli sutura. ñu ngi gën a di ñaanal Sénégal set. yàlla na ko yàlla gën a setal. amiin amiin. di la nuyu bu baax yow tamit madame Ba macha allah di la ñaanal yàlla. émission bi yàlla na gën a dem ci kanam. di ñaanal sa technicien yeeg caméraman yeeg ñëpp rek. yàlla gën a yëkkati seen taxawaay macha allah. xam ne lu rafet rek lañ ci jublu woon nag. waaw loolu dëgg jubluwuñ ci wax lu ñaaw mbaa ñu lii luñ ci juum ci xam-xam tamit ñu baal na ko macha allah. dëgg la jërëjëf
jërëjëf gis ngeen ne seen émission interview Sénégal 7 mi ngi ci fin am question réponse yi yaakaar naa ni di ngeen ci jële njëriñ wax nañ ci veuve orphelin couche bu vulnérable boo xam ne dañ ko xaw a beddi j'espère que mentalité considération bi aussi dina changer ma di jaajëfal ki nga xamante ni moo di sama caméraman Fallou Mbaye di leen jox dig daje semaine prochaine si beneen émission interview Sénégal 7 may jërëjëfal nag tamit ki nga xamante ni moo nekkoon sama invité Oustaz Mor Thiam